asalaamaaleykum mbokk Sénégal yi nekk fii ci Italie ak ci àddina bi di leen fàttali ne yéen a ngi déglu rajo defaral suñu bopp wax dëgg yàlla muy rajo bi nga xam ne mooy jox information doomu Sénégal yi nekk ci Italie ak ci bitim réew. mbokk yi tey dañoo ñëwoon dikk indil leen programme bi ñu tuddee lu xew ci Italie ndaxte naam nga wax dëgg yàlla ci dëkk bi lañ nekk immigré lañ waaye nag daf ñoo war lépp lu fi xew wax dëgg yàlla ñu xam nu mu taxawee. xam naa ne sax xam na mbokk yi may laaj ne parfois ñu dellu di joxe actualité ci Italie. xam naa ne peut-être jot gi bëgg nañ ko mais peut-être jot gi daf ñu ko mayul. waaye nag li xew ci semaine bi nekk na loo xam ne wax dëgg yàlla lu am importance ci dëkk bi la. loolu tax mbokk yi tey ñu ñëw bëgg ci waxtaan ak yéen muy lu xew ci Italie mu nekk wax dëgg yàlla résumé de l'actualité bi nga xam ne moo fi xew ci jour yi. di wax rek ne wax dëgg yàlla mbirum immigration ak situation politique ci réew dafa ànd. loolu tax ñu bëgg ñëw faram-fàcce leen lu gàtt li nga xam ne ci lu gaaw xew na fi te wax dëgg yàlla nar na jaxase réew mi nar na changer réew mi muy wax dëgg yàlla gouvernement crise politique li ñuy wax crise nag suñ ko waxee wax dëgg yàlla mooy lu xaw jaxasoo ndaxte politique Italie jaxasoo na trop ci ñetti fan yi ñu génn ñeenti fan yi sax lay wax yi ñu génn ndaxte nag wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ décision bi nga xam ne kii jiite Lega muy Matteo Salvini décision bi nga xam ne jël na ko pour daane gouvernement bi. waaye nag mbokk yi balaa ñuy dugg ci détail yëpp xanaa dañuy ñëw rek fàttali leen li nga xam ne noonu la gouvernement Italie taxawee depuis daaw ci mois de juin 2018 ba nga xam ne élection 5 mars yi bi mu jeexee nga xam ne ki jiitu woon mooy mouvement 5 étoiles ñu koy wax Cinque Stelle ci italien te ku ñuy wax Di Maio jiite ko. ànd ceeg ñeneen ñu mel ni Beppe Grillo ànd ceeg ñeneen yu mel ni Casaleggio ànd ceeg ñeneen ku mel ni Di Battista. ñooñu ñooy mouvement 5 stelles ñoom ñoo gañe woon ñoo jiitu woon ci élection mars 2018 yi waaye nag gañewuñu woon lépp nga xam ne dañoo soxla woon ñu àndal pour mën teg gouvernement bi. ki ci toppoon moo di ne parti démocratique ki ci toppoon mooy parti démocratique mu ngi amoon à peu près 20%. ki ci toppoon di Lega bu Matteo Salvini amoon 17%. donc ci ñaar ñooñu la mouvement 5 étoiles mënoon sukkandiku pour taxawal gouvernement am ñoom nag ñu tànnoon Matteo Salvini moom mi nga xam ne 17% la amoon. ñoom ñaar ñu déggoo daal ci programme signé benn contrat bu ñuy wax contrat de gouvernement nga xam ne lu bees la sax en général nit ñi dañuy d'accord rek mais ñoom nag dañoo signé document boo xam ne ci notaire lañ ko enregistré mu nekk yoon wi nga xam ne moo war a nekk seen ànd. donc depuis mars 2000 maanaam mouvement depuis juin 2018 mouvement 5 étoiles ne lii la bëgg a doxal Lega bu Matteo Salvini ne lii la bëgg a doxal ñaari li ci ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk li nga bëgg ñu bind ko nekk mu def ko ci këyit war koo doxal. ñëpp xam nañ ne wax dëgg yàlla Matteo Salvini moom mbirum immigration presque moo jiitu ci ay waxam ci ay jëfam ak ay waxam maanaam wàññi immigration bi ba noppi indi discipline ci dëkk bi.
mouvement 5 étoiles ñoom li ñu waxoon ñoom dañ ne wax dëgg yàlla politiciens yi dañuy yàq xaalis, politiciens yi dañuy fàtte nit ñi, loolu ñuy wax donc populiste. ñoom daal dañ ne daal lépp dañ ko war wàccee joxe ko ci suuf pour ñëpp yore ko, ñi nga xam ne ñoo gën a tuuti doole ñu dimbale leen. ci noonu la génne woon loolu ñuy wax reddito di cittadinanza ak contratto dignità, reddito cittadinanza pour dimbale ñi nga xam ne seen salaire dafa tuuti wala amuñ dara, pour ñu am luñ leen di touché par weer. biñ jógee ci loolu tamit ñoom contrat dignità maanaam képp kuy liggéey daal war nañ la jox sa àq ci contrat yi niñ koy defee. lii mooy li nga xam ne ñoom ci gàttal rek nee nañ aussi politiciens yi nañ wàññi liñ leen di fay, te politiciens yi députés yi aussi nañ ko wàññi. lii moo nekkoon ci contrat de gouvernement boobu ci gàttal rek. ñaareel ba kooku ñuy wax Matteo Salvini moom ci mbirum immigration la gënoon wax ne daal xale yi di jaar ci géej gi dañ ko war bloqué buñ fi ñëwati. ba noppi ñi ñuy denc ci camp yi wax dëgg yàlla duñ ay réfugiés, nañ leen bañal loolu, delloo leen seen réew. ñaareel ba nee na tamit waroon na wàññi impôts yi ñu wàcc ko, ak bori impôts yi ñu jëm cee trouver solution, mooy loolu muy wax flat tax ak quota 100, maanaam bu liggéey ba yenn année yi bëri waruñ xaar ba nga am 67 ans ñu yóbbu la retraite. soo defee sa atum liggéey su sakkanee rek war nañ la mën a bàyyi nga soo bëggee dem retraite ñu fay la li la war nga dem retraite. dëgg yàlla ñaari contrat de gouvernement bi donc ci gàttal rek ci ñaari mbir yi, maanaam kii lii la ci yokk, kii yokk ci lii ñuy doxal. yàlla def na nag ci biir am na yeneen problème yoo xam ne ñoom sóoraale wuñ ko woon, lu mel ni loolu ñuy wax Torino Lyon, autoroute Torino Lyon, ñuy train à alta velocità, muy train à haute vitesse, à grande vitesse, bi nga xam ne France ak Union européenne ak Italie nee nañ pour yombal dëkk bi Europe, yombal transport yi, ñu taxawal train bu gaaw diggante Lyon ak Torino, moom la ñuy wax TAV. ñu commencé woon liggéey bi nag wax dëgg yàlla def ci xaalis bu bëri, Italie ak Union européenne def ci xaalis, ak France, Italie, France, Union européenne def ci xaalis bu bëri ba commencé ko. waaye nag mouvement 5 étoiles moom bi mu faloo, loolu ñuy wax grand chantier yi, parce que ñoom nee nañ chantier yu ñu créé rek c'est pour lekkum xaalis, borom doole yi ñoo tax ñuy defar chantier yu mag yooyu. chantier yi bëri nañ, waaye biñ ci gën a seetlu rek mooy TAV boobu, muy train bi nga xam ne mooy jógee Lyon di ñëw Torino, pour que transport marchandise yi gën a gaaw ci biir Europe. donc ñoom daal loolu ci seen campagne sax dañ ko doon bañ ne saa yuñ faloo dañ koy tëj, dañuy arrêté chantier boobu. te chantier yi nga xam ne business yi xaalis moo ci nekk, ñi ciy fay entrepreneur yi xaalis yu bëri, chantier yooyu yëpp dañ leen di taxawal. donc TAV bi donc train grande vitesse Lyon Torino Lyon Turin mooy bi ci gënoon fës. waaye nag wax dëgg yàlla biñ demee ci biir, Salvini ci boppam ne leen loolu waru leen ko bloqué, train projet boobu waru leen ko bloqué, ndaxte njëriñ la pour réew mi. donc wax dëgg yàlla féewaloo commencé taxaw. waaye nag ñoom ñu ne daal nañ bàyyi ba élection yi passé, élection européenne yi passé. xam naa ni li taxoon ñu wax loolu, bugg ku ci nekk yaa ngi yaakaar ne sa doole dina yokk, te sa doole ci yokkoo sa décision ci biir gouvernement bi wax dëgg yàlla day ëpp doole. kon nag bu nga xamee nag xam ngeen élection européenne yi amoon na fi, waa ji ñuy wax Salvini muy njiiti Lega bi, ñëpp gis nañ
wax dëgg yàlla point yi mu ci gagné fi mu nekk nii mooy parti bi gën a rëy Lega Nord mooy parti bi gën a rëy ci Italie dëgg yàlla mouvement 5 étoiles ñoom dañoo dellu ginnaaw parce que 32% lañ amoon ca mars 2018 ca avril 2019 ñu am dellu wàcc ñëw 17%. moom Salvini ba nga xamoon ne mars 2018 17% la amoon mu yéeg ba ñëw 34%. mu ngi mel ni daal Salvini dafa raw dafa nangu voix 5 étoiles yi jiitu leen bu bëree bëri nag presque mu double leen 17% ak 30%, 34% xam ngeen presque mooy double 17%. waaw loolu donc mooy li nga xam ne moo génnoon ci élection bi mu mel ni daal wax dëgg yàlla moom Salvini mi nga xam ne dafa ñëwoon jàppale rek ànd ak mouvement 5 Stelle jàppale leen ci gouvernement bi léegi nag dafa mel ni wax dëgg yàlla moo ëpp doole ci noonu mbokk yi le dossier train boobu mbeddum train boobu ñu war tabax diggante Lyon ak Torino ci lañ ko génnee comme élection yi jeex na mouvement 5 étoiles ne dañ koy daane dañ koy arrêté moom Salvini mu ne duñ ko arrêté waaye nag premier ministre bi ñuy wax Giuseppe Conte nga xam ne wax dëgg yàlla moom waa mouvement 5 Stelle sax ñoo ko tànnoon moom moo gën a jege mouvement 5 étoiles la gën jege ne daal wax dëgg yàlla pour bañ a indi problème buñ bloqué liggéey TAV boobu muy train alta velocità muy train à grande vitesse moom daal mu joxe woon en tant que premier ministre mu joxe woon accord waaye nag def na accord bi nañ jaar assemblée ñu wote ko yàlla def na donc mbokk yi mouvement 5 étoiles comme ñoom yàgg nañ bañ mbirum train boobu ñuy tabax diggante Lyon ak Torino ñoom ñu ànd dem bërkaati démb ñoom ñu dugal benn loi boo xam ne dafa war a tëj train boobu yàlla def na sax loi bi jàllul parce que parti démocratique bi nga xam ne moom ci opposition la nekk moom dafa mujj ànd ak Salvini ci assemblée ak Forza Italia bu Berlusconi ñu wote pour ñu bañ a tëj liggéeyi train boobu ñu bàyyi ko mu continuer loolu nag mbokk yi ci la Matteo Salvini décidé ne wax dëgg yàlla sooy ànd ak nit muy ànd ak ñeneen di wote contre li nga bëgg wax dëgg yàlla muy contre li nga bëgg ba bëgg koo daane wax dëgg yàlla loolu mooy juboo amatu ci nañ tëj mbir mi nañ bàyyi mbir mi continuer defi leneen maanaam nañ daane gouvernement bi daal def leneen mbirum politique nag lañ nekk mbokk yi parce que wax dëgg yàlla Salvini su demee bay laajte ne nañ daane gouvernement bi parce que dafa am yaakaar ne suñ demaatee élection moom mooy gàddu yëpp maanaam dooleem rek moom dina ko doy ba nga xam ne dootul laaj sax muy ànd ak keneen wala keneen ku muy àndal ku bokk ak moom xalaat 100% ku bokk ak moom histoire muy xalaat donc beneen parti boobu te ku ñuy wax Giorgia Meloni ab jigéen la jiite ko muy Fratelli d'Italia waaye aussi xelam mu ngi dem ci Forza Italia bi nga xam ne ñoom yàgg nañ di ànd ak Berlusconi muy ci ak Forza Italia yàgg nañ ànd ak ñoom du gouverner donc xelam yooyu yëpp ci ñooñu la dem te yaakaar na ne même suñ demee ci yooyu li ci ëpp moo koy am ndaxte su boobaa moom xalaat la nekk premier ministre wax na ko moom nag nee na sax bërki démb ca Pescara nee na nañ ko jox plein pouvoir maanaam nañ ko jox doole na ko italien yi jox doole jim soxla comme ça mu régler problème yi Italie ñi ko contre nag rafetlu ñu wax jooju parce que plein pouvoir benn nit moo ko musoon wax muy kooku ñuy wax Mussolini ca année 30 yi bi nga xam ne te ñëpp xam nañ ne wax dëgg yàlla Mussolini ni mu mujjee rafetul ndaxte loolu ñuy wax fascisme moom moo ko dugaloon Italie te wax dëgg yàlla ca lañ ko boomee sax moom Mussolini boobu kon nag nga xam ne nga gis ne rek wax dëgg yàlla mbir mi jaxasoo na réew mi jaxasoo na moom Matteo Salvini boobu
dugal na loolu ñuy wax fiducia maanaam daane daal gouvernement bi te altine wax dëgg yàlla la ñi ngay toppatoo ci assemblée yi war dajaloo pour xam ndax loolu dina mën nuñ koy programmer parce que mois d'août lañ nekk ñu bëree ngi dem vacances moom nee na amatul xaar nañ député yëpp nañ dellu si pour daane gouvernement bi comme ça gaaw jàpp date ñu dem élection waaye nag xam ngeen ne moom ministre dong la woon même su jiitee parti mbirum daane gouvernement wax dëgg yàlla su amee ndax dañuy dem élection wala beneen gouvernement technique loolu yàgg na fi am Italie diggante ñaari élection su naree gudd ñu benn gouvernement technique ñoo xam ne président bi moo koy tànn muy Sergio Mattarella moom rek moo am ndogal yooyu waaye aussi ñu ngi xalaat ne est-ce que assemblée boobu mu bugg a daane gouvernement bi est-ce que dina am voix yi doy pour mun a daane gouvernement bi loolu nag mbokk yi ba waxtaan la ndaxte dëgg yàlla amul majorité absolue maanaam nekkul ne moom ay nitam rek ñoo mën a daane pour mu daane gouvernement bi il faut ñeneen ànd ak moom woteel parti démocratique bi nga xam ne mooy presque fi mu nekk ni deuxième parti ci réew mi te nekk opposition est-ce que dina ànd ak Matteo Salvini pour ñu daane gouvernement bi muy point d'interrogation bu mag wax dëgg yàlla loo xam ne dara leeru ci xam naa ne su wutul semaine prochaine ci lañ ci am li ñu leer li wóor daal moo di ne wax dëgg yàlla sondage yi maanaam natt yi ñuy natt fi mu nekk ni daal te woteguñ nee nañ daal saa yu ñu woteewoon tey Matteo Salvini lu bëri dina ko gañe te moom rek ak ay ñu ko jàppal kas tuut dina mën former gouvernement am dina mën a nekk premier ministre ba noppi mën diriger Italie kon nag wax dëgg yàlla ngeen xam ne réew maa ngi jaxasoo réew maa ngi changé parce que wax dëgg yàlla ñun ay immigré lañ te wax dëgg yàlla moom Matteo Salvini xalaatam ci mbirum immigration nekk na loo xam ne jaaxal na immigré yi ndaxte wax dëgg yàlla lu rafet du ko ciy wax te décision yu métti lay daan immigré yi mbokk yi donc wax dëgg yàlla lii mooy li nga xam ne moo fi xew xam naa ne dañuy déglu fii ci biir semaine prochaine rek xam li fi xew ak fi ni mbir mi di mujjee li ñuy ñaan rek mooy que jàmm am ci réew mi ndaxte wax dëgg yàlla réew mi ñu dëkk dañ koy ñaanal jàmm que képp ku fàllu tamit wax dëgg yàlla nga def jàmm ci réew mi bañ ñu tegal sonal nit ñi muy italien yi ak immigré yi ñoom ñëpp ñoo bokk Italie kon nag mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom lañ leen indiloon ci li ci lu xew ci Italie ngeen xam ne rek ñi mën a ñaan nañ ñaan jàmm am dëgg yàlla parce que jàmm moo ñu fi indi ñi nañ ñaan pour que immigré yi coono yi nga xam ne ñu ngi koy daj yàlla na wàññeeku wax dëgg yàlla parce que réew mi su jaxasoo rek immigré yi ci gën a sonni mbokk yi donc lii laa leen indiloon di leen wax ne yéen a ngi ci rajo defaral suñu bopp seen xarit Baye Diouf indiloon leen loolu ñuy wax synthèse actualité politique fii ci Italie mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm ba beneen yoon jërëjëf.